Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard. Nous sommes réunis pour un moment fort, un moment de grâce, un moment de rappel. Parce que la ziara n'est pas seulement une visite, la ziara, c'est un voyage du cœur, c'est un retour vers Allah, c'est aussi le moment où l'on s'arrête pour se retrouver. C'est un moment où l'on purifie son intention, chercher Allah et lui seul. C'est aussi un moment où l'on renouvelle son engagement et se rappeler pourquoi on est sur cette voie. C'est aussi un moment où la communauté se retrouve unie, fraternelle et solidaire. La ziara, c'est aussi ce lien précieux entre le maître et les disciples et entre les disciples. C'est un lien d'amour en Dieu, un lien de respect, un lien vivant qui se transmet de génération en génération. Dans la tradition tidjane et dans l'enseignement de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, la ziara est un moment d'élévation, un moment de partage, un moment de transmission. Elle nous rappelle l'essentiel, le dhikr, se souvenir d'Allah, la sincérité dans chaque acte et l'amour du prophète, paix et salut sur lui, au cœur de notre foi. Et aujourd'hui, cette rencontre nous rappelle une chose essentielle, notre objectif ultime, c'est Allah. Mesdames et messieurs, l'homme que nous honorons aujourd'hui à travers ce ziyara, Baye Ousmane Dieng n'est pas seulement un guide, c'est un repère, c'est une lumière, c'est un homme dont la vie est entièrement tournée vers Allah. À travers ses prières, à travers ses enseignements, à travers aussi ses actes de générosité, il incarne des valeurs qui inspirent et élèvent. Il nous rappelle que la foi, ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement des rituels. La foi, c'est une manière de vivre, une manière d'aimer, une manière de servir. Par son écoute, par sa présence, par son soutien dans les moments difficiles, il montre que la spiritualité, c'est une force au service de l'humanité. Baye Ousmane Dieng n'est pas seulement un éducateur, c'est un formateur d'âme, un éleveur de conscience. Et parmi ses plus belles œuvres, il y a Baye Ibra Fall Lamp, celui-là qui nous a même réunis et offert cette nuit exceptionnelle. Alors, profitons de cette ziara. Multiplions les prières, multiplions les invocations, renouvelons nos engagements sur le chemin de la droiture. Demandons à Allah la sincérité, la constance et un cœur pur, qu'Allah bénisse nos guides, qu'il fasse de nous des serviteurs utiles à notre communauté, qu'il accepte notre ziara et qu'il accorde à notre pays la paix, la dignité et la prospérité. Merci de votre attention. Alhamdulillah al-Ali al-Ahad al-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Inna as-salata wa salamu ala sayyid al-anbiya'i wal mursalin wa hujjati al-awliya'i wal muttaqin sayyidina Muhammadin qudwati ash-shalihin. ورضي الله عن أصحاب الشهادة الكرام وعن أوليائه ورثة النبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، أيها السادة العظام والأحباب الفقام والإخوة الكرام، أحييكم وأرحبكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله لديكم وبركاته عندكم. يمجدني أن أقوم أمامكم لنقص عليكم من حياة شيخنا ومميدنا وحبيبنا وشراجنا ومشباهنا الشيخ الغازي عثمان جن سالباي بقدر ما نقتدي به أطال الله عمره.
المولد ما يتعلق به. أيها السادة المستمعين وسيدات المستمعات، إن عاف الثيق ولد في قرية النور le 20 décembre عام 1965 حيث بيئة العلم والبقعة المباركة بين كريمين شهيدين باي شيخ جن ومام جلي جان شبح وترحرها في عرض القرية حتى بلغ سن التعلم وتعلم في أيدي الشيوخ إمام مجاونين وشيخ إمام جي وإمام علي با وسيد عثمان جاي وشيخ محمد النذير الخالي انتقال إلى الهفة وما يتعلق به. يمجدني أن نقوم أمامكم لنقص عليكم من حياة شيخنا وممدنا وحبيبنا وشراجنا ومصباحنا الشيخ العاصي عثمان جن سالباي بقدر ما نقتدي به أطال الله عمره. المولد ما يتعلق به. أيها السادة المستمعين وسيدات المستمعات، إن عرف الثيق ولد في قرية النور le 20 décembre عام 1965 حيث بيئة العلم والبقعة المباركة بين كريمين شهيدين باي الشيخ جن ومام جلي جان سبح وترعرع في أرض القرية حتى بلغ سن تعلم وتعلم في أيدي الشيوخ إمام مجاونين وشيخ إمام جاي وإمام علي با وسيد عثمان جاي وشيخ محمد نذير الخالي انتقال إلى الهرفة وما يتعلق به. ثم انتقل إلى كسب الماء الفضة والفلوس في داخل عاقة المدينة عام 1994 ثم دخل في فائدة التجارية وتربية عام 1995 في يد بايدرا بيتشرنا وبعد ذلك أجازه إجازة مطلقا. فمعت من حكايتي بأنه كان من قبل في طريقة المريدية ولقاه مام شيخ إبراهيم فال لانفو ابن جنسال باي وقال لسيخي أنت سيخي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye Niass jërëjëf Baye Ousmane jërëjëf Baye Ousmane jërëjëfati Baye Ousmane ñu ngi nuyu mbooleem muxaddam yi fi teew di nuyu suñu maam suñu sëriñ Seydi wa Mawlaya Cheikh Mohamed Darame di nuyu Mawlaya Cheikh Ousmane Dieng di ki nga xam ni moo waral jotaay bu sell bi nuyu mbooleem ñu teewee bis bi di amoon ay kàddu yu ñuy jottali ci ki nga xam ni moo di Baye Ousmane ndax li mu liggéey ci diina ji liggéey ko ci tarixa bi ak ci faydu bi jotaay bu mel nii rek wane na ko ndax ndaw yi rek ñoo ko teewee. Baye Ousmane samp na ay muxaddam ci barab yu fasantikoo muy fii ci Kaolack samp na fi ay muxaddam ku ci mel ni Seydi Aliou Ndiaye Babul Hadara Baye Demba Si ak Tidiane ak kii di Baye Ibrahima Fall ak ñeneen ak ñeneen. kon liggéey bi yaatu na nga dem Dakar dem Mbour dem Thiadiaye dem Fatick ba Sibassor Fouta Ndar Tamba Ziguinchor Guinée ba bitim réew amul fépp fooy dem rek te doo fa fekk ay taalibe Baye Ousmane. kon nag ndax Baye Niass waxoon na ko di nga gudd fan di nga barkeel te ñëpp dinañ la dégg. kon nag Baye Ousmane yàlla nga fi yàgg te ànd ak wér ndax njëriñu xaalam bi yëpp nga di wax ni waa Passoir Jalañ ak waa Mbour ñoo lay defal ziar bi di ci ànd ak seen jiit Baye Ibrahima Fall Lamp. ñu ngi lay ndokkee ci sa bis bi di la ci ñaanal di la màggal di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di sàkku itam nga ñaanal la ñu ndolleel ak yokkute ci zahir ak ci baateen ci bis bi ngir mu gën a màgg. wa axiru dawaana an alhamdulillah jërëjëf Baye Ousmane. jërëjëf. abonnez suñu chaîne xam yàlla TV